yaayam mook suma papa ñoo bokk benn yaay bi leen jur man at sama maam ci booru ci wetu ki ñu ko denc kooku moo ñu yar at sama papa bi ma jur ñu màggandoor diggante Sokone ak Dakar waaye moom nag def na ay Foundiougne ak Kaolack ñun loolu la ñu bokk man sama ay leçon ci moom laa ko daan réciter daf ma daan jàppale it ci ay exercice ak di ma surveiller parce que magee na ma quelques années d'accord mais gis nañ ne nag bi mu génnee àdduna ak dossier bi ñu ko mujjee dénk di dossier wu Ousmane Sonko bi coow yi nag daf ci bëri daal ngeen gis ci wax yooyu yoo xam ne neexu leen ci nit koo xam ni dafay nekkoon ba ci yàgg jóge fi waaw dëgg la Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nit ñi neexuñu waxal te nit ñi foog ñu xam ne dee du gàcce ndax bu doon gàcce yàlla du ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku gën Samba yàlla du ko teg dee honneur la loolu la sëñ Cheikh doon wax mu ni dee c'est un honneur te nit ñi foog ñu xam it ne gannaaw loolu yàlla dee la njëkk a sàkk ko dund ndax ku dem ci alxuraan yàlla wax na ko fa xalaxal mawta wal xayaata coow li nag dana bari ndax Sénégal réew la moo xam ni farloo bi dafa bari maa far wala fii laa féete ku mu neex waaye nag dee du gàcce ba tax ñu koy reetaan te jàpp naa ne bu ñu xamoon nit ki dëgg ndax buñ nee nit ki baax na rek na ko ay mbokkam wax bu ñu xamoon nit ki dëgg kon ñëpp a koy bokk ñaanal te li ko ñaanal sax moo ëpp ñi ko reetaan mooy doyen Samba Sall ñi amul fu ñaan jógewut ci réew mi muy ci biir réew mi ci biir capital bi di ci biir fa mu dëkk di ci Fuuta di ci Kaolack di ci Gosaas ba ñoo xam ne sax kenn xamu leen ñuy woote di ko ñaanal d'accord moom nag yàlla dogaloon na ne yaramam sutante woon na la ñu njëkkoon dégg après ci lañ dégg ne dénk dañ ko dossier bi après nag ci la génn àdduna moom kañ la feebar bi yàggoon na du woon nekkul woon loo xam ne nii sax ci biir bi muy jël dossier bi la waaw feebar bi moom dëgg fa neex yàlla yàggoon na ba tane woon na bu baax a baax sax alhamdulilah macha allah feebar nag dafa jotewut ak dee dara nit feebar na ba ñëpp foog ne dafay dem mu jóg nit toog na it dara jotu ko mu xëy dem taw at xiin jotewuñu dara waaw kon feebar bi daal laalewul dara ak dossier bi bokkul dara waaw li tax ñu laaj la loolu rek mooy gis nañ fi ñenn ci ay télé naan dossier bi dee leen xool képp kuñ ko jox fan ngay mujjee après ñu wanewaat leen loolu xam nga en tant que ay bokkam waaw Sénégal dafa nekk réew moo xam ni ñoom dama jàpp ne ñoom am na ci ñoo xam ne pour ñoom dañoo coup d'état yàlla jël place am man loolu laa gëm dossier bi dafa mystique dossier bi c'est pas mystique et tout ça là yooyu c'est du cinéma en toute sincérité c'est du cinéma parce que li tax ma ni c'est du cinéma bu fekkee ne ni dossier bi dafa mystique ba mystique comme ñoom niñ koy waxee niñ koy maanaam koy ngandalee daal waaw image bi ñu koy jox waaw mais kon kay kii ndey mbili bi nañ ko fi jëlee ki taxaw accusé diw ne daf ma def lii ba tax coow li yëpp am ndax c'est de cause à effet bu ko accusé wutoon kon coow li du am waaw léegi pourquoi kooku mu ngi fi ba léegi pourquoi le mystique ne l'a pas atteint man loolu laa gëm d'accord loolu nga gëm ñu des nag ci dossier bi doon nga wax ne doyen Samba Sall feebaroon na xawoon na sax tane laalewul dara waaye gis nañ ne joxoon nañ ko beneen juge kooku nag communiqué bi ñu liir ci journaux yi ñin dëkk ñoom moom mooy ne ginnaaw ba ma waxtaanee ak samay mbokk sama soxna samay xamel daal ñoo ma ne lii ak lii mu bàyyi yéen ngeen gis seen mbokk di doyen Samba Sall yaramun bi sutante woon muy jëli dossier bi xanaa waxoo leen woon ak moom dara wax nañu at moom ku nekk wax na suma papa bi ko yar mbokk yi amul kenn ku ko woowut mbokk yi toute la famille amul kenn ku woowut ne ko na bàyyi dossier bi na jël dossier bi mu bàyyi ñëpp a ko wax man mii di wax ak yow woo naa ko te laataa ma koy woo sax suma papa bi ko yar woo na ko ne ko Samba musuma la sant nga bax musuma la sant nga bañ lépp lu ma la mus a wax rek defal nga ma ko jëlal dossier bi nga ne leen nga wax sa médecin mu bindal la un certificat médical nga ne leen da nga tawat nga jébbal leen seen dossier nga génn ci ndax da nga am ay mbokk da nga am njaboot il ne l'a pas répondu tontuwu ko bi ma ko jotee ma wax ak moom
mu xamal ma ne ma gor du daw mu ni ma bul tiit surtout man fay du am lu muy tiit ma ne ko dëgg la mu ni ma gor du daw man gor laa mënuma nekk doyen des juges ñu ëlbatiku jox ma dossier bi ma di ko daw un commandant mënul nekk ci bateau bi nekk en danger muy tëb le premier donc dafa nekk nit koo xam ne nit ñi moo tax ñii reetaan xamuñu gor dëgg un homme de courage Samba ñaar la xam ci àddunaam lii lay woon jom li dama lay jox benn anecdote bi mu nekkee xale benn yoon la mës a jël 3e ci seen classe sam papa di ko ci xas Samba jooy na ko toute une journée et des jours sax à partir de ce jour depuis ce jour là Samba musul jël 3e premier wala 2e ba ni muy duggee université notam yi yëpp a ngi ci sama archive bu papa yi donc kooku maanaam mun nañ wax ne c'est maanaam nitu jom la par excellence Samba doo xam lu ko naqari doo xam lu ko neex il n'a pas voulu. mais pourquoi yéen lan moo leen animé woon ba ngeen ne ko bu leen jël dossier bi da ngeen a ragaloon wala da ngeen jàpp ne dossier bi politique rek la wala injustice daf ci am. wala da ngeen a ragaloon mystique comme ni ko ñenn ñi di waxee. non xam nga mystique tout le monde est mystique tout le monde peut être mystique ku nekk ak lim ko jaral waaye dafa am foo xam ne àdduna bu ñu fa tolloo dañuy bàyyi lépp ci loxo yàlla li taxoon ñu ko doon wax rek c'était pour maanaam dara bañ ko cee fekk pour maanaam tamit la sécurité de la famille parce que un état quel qu'elle soit n'a pas d'armée ils ont que des intérêts te Jacques Chirac dafa mus a wax benn wax mu ni la démocratie s'arrête là où commence la raison d'État donc li taxoon man personnellement ma doon ko wax moo di ne dëkk bi jamono jooju mu ngi métti ñu ngi lakk kër yi ñu ngi def nii am na ñu ci ay bakken yu ci dee à telle enseigne que ñu assigné ko benn garde du corps mais man je dis que si un président mu ngi nekk palais ñu barricadé ko mu yore beaucoup de garde du corps que ça soit le ministre wala keneen un juge des doyens ñu banaliser ko comme ça jox ko benn di garde du corps c'est pas noble. c'est pas noble balaa ñoo ñëw ci bi muy dajejeeg Ousmane Sonko yooyu waaye ñun liir nañ ba tey ci journaux yi te dégg nañ ko tam ñu ne benn instant dafa rawale moom njabootam daal génn nañ këram ba am fu ñu dem làqatu ji est-ce que loolu am na. Ahmed keneen ku mu doonoon ku dul moom dana ko def. kon génnoon na këram dëggantaan. génn na këram dem fu ñuy wax ci booru hôtel Pullman dëkk foofu. il n'était plus joignable. il l'a fait parce que tamit dafa yore njaboot. yéen mënoo leen ko woon jot. non bon am na nag suñu ay ñenn peut-être 1 ou 2 membres de la famille yu xam fi ñu nekkoon te loolu keneen ku mu mënoon a ti doon ak fi situation bi dëkk bi tolloon ba pare à part ça sax defu ko non seulement pour njabootam mais daf ko def tamit pour ses collègues magistrats yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci cité bi. dafa mujj génn cité yu magistrat yi fii. dem fa ne ci booru hôtel Pullman nekk fa foofu la nekkoon avec sa famille moo tax après mun naa leen envoyer ngeen teg audio bi il a demandé pardon à ses collègues magistrats xamal leen ne leen pression bi métti woon na waaye nag fii Sénégal nit ñi maanaam xàmmeewuñu ku jël ni justice di doxee ku jël dossier ak ku jël décision. muy demandé magistrat wa mi ne leen ngeen baal ma ndax pression bi métti woon na trop ci yéen métti woon na trop ci man. donc ku mel noonu dëgg fa neex yàlla jàmm la doon ut. waaw. d'accord léegi balaa ñëw ñëw nag ci wàllum levée du corps bi ak bi mu génnee àdduna ak bi ñu leen waxee ne làqu na ak yooyu. bi muy dem. jokkoon na ak sa papa. parce que bi muy dem xamalu ko kenn parce que. bi muy gisee ji ak Ousmane Sonko ak yooyu yëpp. waaw wala këram nga fële la jógee rek dem tribunal. foofu la jógee dem sam papa bi la veille daf ko wax ne ko na bàyyi dossier bi mais tontuwu ko parce que xam naa ne connaissant le doyen des juges dafa jox sam papa trop de respect daf ko jox cër waaye tamit secret professionnel mayu ko mu xamal leen ne leen bu xëyee daf koy libérer il peut pas le faire.
parce que ay famille non wala magistrat yi. junjun nañu ko rek ñun ñii. lu mu leen junjoon. man le jour même bi muy libéré Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi. avant affaire bi commencé. avant mu koy recevoir une demi-heure avant muy recevoir Sonko il m'a appelé ci WhatsApp bi. parce que comme je n'arrivais pas à le joindre ma bàyyee ko message xam naa ni bi mu connecté waatee téléphone am connexion bi mu gis sama message yi il m'a rappelé ma ni ko sa liggéey la man mënuma ci dugg seetal li la sa conscience may ak li la loi may nga def ko pour l'intérêt du pays. léegi lan la junj. mu ni ma tout ira bien bu fekkente ni ci man dong la des réew mi du tàkk ku dee rek nag yàgg sa bàmmeel xëy na nag dina am ñoo xam ne dinañ ne mbokk moo nekk di wax waaye mbokk gi dafa am lu ko jiitu mooy dëgg gi ca yàlla li ma wax rek laa wax textuellement. loolu yow lan nga ci njàngat maanaam mooy du ma tëj Ousmane Sonko. man xamoon naa ne du ko tëj jour boobu bi ñu ci waxee xamoon naa ne incha allahu rabbi dina ko libéré waaw. loolu moom waaye am na daal kenn ci seeni mbokk yoo xam ne moom dëggal na ni sax. doyen daf ne nekkul ne moom moo mettre Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire loolu c'est-à-dire. man mii di wax ak yow nii. il me l'a dit. ah mais moom bu sous contrôle judiciaire wul Ousmane Sonko kan moo ko def alors. ah mais la hiérarchie fii Sénégal la on parle de démocratie mais ñëpp xam nañ ne Afrique la vraie démocratie. hiérarchie mais greffier bi mooy toog ak Ousmane Sonko ak avocat am ak moom mooy du bind. xam nga lim ma wax. dama ne ko léegi nag naka la fa mbir mi demee bi ñu paree ba pare ne ko ci jërëjëf parce que il faut tamit le remercier après tout ndax jàmm amoon na te jàmm jooju moom la ñëpp doon wër. moom la ñëpp doon séentu. mu xamal ma ne ma moom placé wu ko sous contrôle judiciaire. ah mais kon kat moo ko placé sous contrôle judiciaire. ñi ci kaw. ay kilifaam. ah mais bien sûr. mais c'est eux qui l'ont placé à ñan ñooy ay kilifaam loolu Ahmed journaliste nga je pense que di nga ko xam. ministre bi président Serigne Bassirou Gueye. ñi ci nga xam ne daal ñoo ko yilif. ñoo placé Sonko sous contrôle judiciaire mais du Samba Sall. ah mais xanaa cachet beeg signé moom ku mu doon jàkkaarloo xanaa bu paree moom dina signé juge bi signé wala. l'État a beaucoup de moyens. mais moom nekkul ne moo placé Sonko sous contrôle judiciaire. mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen nekkul ne moom moo ko placé moo tax loolu il faut que sénégalais yi xam ko. il faut que sénégalais yi xam ne Samba Sall dafa sauver le Sénégal. mais li nga wax noonu garaaw na de. Ahmed. Samba Sall bu ñu doon wax ne kan moo war a nekk l'homme de l'année ci année 2021 bii. moom la war a nekk. ndax jàmm oor nañu ci jàmm. julli ci jàmm. delluwaat ci jàmm ñëpp nekkaat ci jàmm. gannaaw yàlla. du procureur du président du keneen du sëriñ du kenn c'est lui. Samba Sall il est mort dignement ndax il s'est sacrifié ndax xamoon na li ko ci mën a fekk. mais kon yéen mbokk yi daal da ngeen jàpp ne décision bi Samba Sall waroon a def Ousmane Sonko defu ko maanaam fekkiwul ay kilifaam dañ ko doon dicté. non Samba moom kenn mënu ko teg pression. Samba Sall bi ma xam man xanaa mu changé ci diggante bi. ah ñu doon gis ñu ne Sonko moom defaraloon nañ ko cellule lépp wala. mais xam nga waxoon nañ fi parce que fii moom c'est un pays de waxoon nañ fi wala dégg naa. ne Macky Sall Ablaye Wade da nga ko doon préparer une chambre à Rebeuss. waxoon nañ fi it ne Idrissa Seck lii wëg lale donc. yéen li ngeen jokkoo laa wax ak sa cousin li nga jokkoo ak doyen des juges laa wax man. yéen loolu déggoo leen ko woon. maanaam ne moom mi ngi dund pression laa wax. mais pression bu métti Samba pression bi mu doon dund doomu aadama antanu ko. bu jógee ci nguur gi. partout. xam nga am pression du pouvoir pression des collègues pression de la famille pression d'un peuple parce que ñëpp a ngi doon séentu waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew mi ndax jàmm la Sénégal xam. mu nekk ci loxo wu benn nit. nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu si waat pour fekk ci sa njaboot dafa métti rawatina nag ci réew moo xam ne nii on vit dans un pays boo xam ne nii c'est un pays où il y a pénurie de discipline nit ñi dañuy génn di wax lu leen neex sans même savoir la personne bi ñuy waxal kan la
Samba Sall dem na ba wax ay mbokkam. ne leen daal moom nguur gi sax la gën a ragal à 90% que l'autre camp loolu dëgg la. il me l'a confirmé. yow mii man mii di wax ak yow il me l'a confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee. mu ne benn instant nguur gi la gënoon a ragal sax. il m'a fait savoir que ni. moom il a beaucoup plus peur. de l'État. de l'État que du camp de Sonko. Parce qu'un État est trop puissant et ils ont trop de moyens. ñu ciy waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi reyoon au temps Cheikh Sadibou dañu retrouvé woon la comme au Mamel ak maître Babacar Seye ba ma sax ma ko ci dox d'autres exemples ne ko am na fi sax au Maroc le cas de Ben Barka bi ko Assane II di faagaagal reyee wuñ ko biir Maroc ñu ngi ko reyee en France ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana ñu ngi ko reyee ci pont de l'Alma en France ba léegi personne kenn waxu ci dara. kon bu ma déggee sa wax daal mooy yéen maanaam seetaloo leen nguur gi ci DM gi à 100%. loolu moom du ma ci dugg sëñ Ahmed yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm. boo demee ci alxuraan. nga jàng suuratul Luqmaan nekkul woon yonent mais yàlla daf ko joxoon sagesse. bi muy conseiller son fils. daf ne ko yaa bunaaya yow sama doom. innaha in taku maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de moutarde. nga jël ko nëbb ko ci suufu roche bu keroog yomal xiyaame yàlla dina ko feeñal. kon ngeen géddaat. il n'est pas reconnaissant. mais Bathie lui a rendu beaucoup de services. Bathie Sonko toog na ci bureau Bathie man lii moom moo ma ko wax ci entretien ba Bathie Sonko mu abal ko mu sajaada mu julli moom bi muy taxaw Sonko bi muy njëkk a taxaw di cité Bathie boobu Bathie jëlagul dossier bi. boobu doyen des juges yoragul dossier bi. bi ñu demee nag ba nga xam ne toog nañu ñoom ñaar ba waxtaan mu xamal ko ne lii confrontation bii du intérêt réew mi. boo leen ne da ngeen di déloger Macky yéen ñële jóg char yi taxaw bakken yu rocci c'est le Sénégal qui perd moo tax nit ñi nañu delloowaat en arrière. kon Sonko da ko waroon delloo njukkal quoi. mais il ne l'a pas fait. lu tax mu waroon ko delloo njukkal. li tax mu war ko delloo dañ koy tëj. non parce que moom ki nga xam ne toog nga yow accusé ko. tudd ko ci loo xam ne moom yoragul dossier bi loxoom takku ci. nga dem ba ci biir ba gis ne kii jugement bi ma amoon ci moom dafa ute avec la réalité avec la personne bi may waxal. mu libéré la moo tax bi mu génnee le même jour le 8 avril boobu bi mu génnee ba dem di wax il n'a pas cité Samba Sall dafa ne Macky Sall Malick Sall Bassirou Gueye léegi lu tax mu seppi ci Samba Sall. est-ce que newul lim fi jógee tax. déedéet boobu jógewu fi. boobu c'est le jour bi ñu libéré Sonko Aïdara. le jour bi ñu libéré Sonko le 8 avril boobu. lu tax bi yoon tuddul kii Samba. waaw. est-ce que demul dafa am lu xewoon ci bureau bi lu Sonko waxul. mais li ko guidé ci discours am bi. maanaam ni ko. Samba traité ni ko Samba sermonné. ramené ko à la réalité. xamal leen ne leen nañ leen lutter pour le pays. c'est ce qui l'a fait changer moo tax mu am beneen gis-gis ci nit ki. moo xam ne Samba mii maanaam li ko nit ñi di waxal ak moom boobu. waaw li nit ñi di wax avec la réalité moom li mu constaté c'est pas pareil. d'ailleurs un de ses avocats wax na ko. d'accord léegi donc delloowaat leen nga baal ma rek delloowaat leen en arrière ngeen déglu discours Sonko bi le jour bi mu génnee bi muy wax il n'a pas prononcé le nom de Samba. premièrement li tax ma ni la Sonko c'est un il n'est pas reconnaissant bi Samba deewee am na benn mu ngi def benn ci discours am yi parce que les politiciens ils sont tous pareils c'est du pareil au même seen intérêt rek moo leen fi nekkal intérêt réew mi ñuy wax nii nekkaluñ fi réew mi seen propre intérêt lañ fi nekkal donc moom bi muy wax mu ngi wax ne waa am na ku yore woon dossier bi nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm mais ki yore woon dossier bi il a un nom il avait un statut wala rëy na rëy boo xam ne wala iñaan na iñaan boo xam ne mënu ko prononcer wala bu ko waxee il va perdre sa langue. moo tax ma ni la non à part que c'est un mystificateur man je ne suis pas là pour juger les gens wala di leen coller yenn étiquettes yi mais li ma constaté laa wax parce que
ñàkk reconnaissance mënul weesu loolu. doyen des juges nag ci bi ñu leen gisee ak léegi li ngeen ñu expliqué mooy ku bëggoon njaboot la te ku baax la par rapport rek mbaxana bi ko yenn sénégalais yi solal ndax position. gis nga tey jii nii Ahmed boo leen génnoon gis maçon yi ko doon liggéeyal. wala gis ñi ko doon tere ñi nga xam ne. Samba bu ñëwaan toog fii ngeen toog ci suuf lay toog. c'était un gars bi nga xam ne c'était un rassembleur. xale du bëggu nit ku bon. Samba fu mu mus a dem rek xale yi dañ ko bëgg. xale nitu seytaane xale du la bëgg. loolu moom yaqin la. koo xam ne nag bu jógaan sax bu koñ ba bu fa daan dem sax dafay gaare otoom fu sori dox këroo kër mu dugg fa képp kuy mbokk da nga ko seedeel la même chose man mii di wax ak yow tuddee naa ko doom bu bonoon duma ko tuddee mais nit ñi nag xamuñu kan mooy Samba Sall waaye booy wër ku baax ba romb ko doo ko gisati. jabaram ak doomam yi ak yéen ñi ko gën a jege bi affaire bi maanaam bi mu génnee àdduna lan ngeen dund keroog. métit xam nga toog nekk ci sa kër nga bàyyi ay seex yu ndaw yoo xam ne dañ leen miinoon foo toog ñu ngi foo sa kaw yéeg fii épaule fii si sa kaw mbagg yi ndeysaan bëre këpp nga yeewu suba teel ci ay xale yu ndaw ñu ne la yaay ñuy wër seen papa ci biir kër gi dafa métti ça fait mal jabaram moom rek la xam ba fii may wax ak yow nii boo demoon léegi seeti ko yaa ngi ko fekk fi mu ngi sëgg di jooy nekk nag nit ku jullite sa papa nag moom mi ko yar suma papa parce que moom nee nañ ay waajuram dañoo teel a moom dafa teel a njirim Samba Sall dafa teel a perte ay parents am mun naa wax sax ne daanaka xamul papaam donc suma maam moo ko yar ak suma papa ñu dugal ko école à Sokone Samba Sall il faut aller ngeen laaj ko xaritam yi nga xam ne ñoom la màggandoor ku mel ni ñoom Moustapha Dieng ñoom Moustapha Meng ñoom Mohamed ñooñu ñoo xam Samba Sall. lan nga doon dénk sénégalais rek. sénégalais yi li ma leen di dënk nañu def attention. te xam ne bakken jóge na fi ay bakken rot nañu te nañ bàyyi xel am na bakken yoo xam ne waruñu rot ci réew bu fa rotee rek problème dana am. waaw nañu bàyyi xel xool bu baax fi ñuy teg seen tànk te nañu seet liy intérêt réew mi ki ñu yaakaar ne moo yore intérêt réew mi wala boog am nañ ci moom njortu gu rafet ñu jéem ko jiital. d'accord kon Sey Tafa Niang merci beaucoup. jërëjëf. mu nekkoon nag seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak Sey Tafa Niang moom mii nag jarbaatu doyen des juges Samba Sall dem si yàlla na ko yàlla xare àjjana di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah. salaamaaleykum groupe WhatsApp cité magistrat Sud Foire man la Samba Sall doyen des juges maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ak leen di jégal aussi ci fajartel gi may envoyé audio. Bon, en fait imam moo ma inspiré parce que dama bëggoon woo certains d'entre vous que je connais mais ma ne non attends dugal ko ci groupe bi sax moo gën a gaaw bon am na ñu ma jotawoo mais groupe bi sax moo gën a gaaw lu baax ci coono bi ba leen teg fan yi mais di sa TF xam nga malheureusement ñu ngi ci réew moo xam ne dañ xamul ñu justice bi fonctionner loolu moo tax tous les magistrats étaient exposés et vraiment loolu mënuma ci woon dara jël dossier ak jël décision bokkul buñ ne dossier bi diwoo ko yore mais mun leen xam fan la ko jëm malheureusement réew mi nit ñi dañ leen di manipuler duñ xam fi ñu jëm duñ xam fu juge bi dem alors waaw man Sénégal moo ma ñor ñu yëpp ñoo ko bokk donc yàlla def na jeex na si jàmm ci li ma fokk
ci li ma foog jeex na ci jàmm maa ngi leen di jéggul encore une fois leen di massa bu baax ne tension bi ngeen newoon. Marie da nga def ça va bien waaw gis naa sama audio tante Nafi bi nga ma transféré waaw kontaan naa ci bu baax seede yi rafet na ñaan yi yegsi nañu vraiment man xaw looy wax la parce que man defalu ma ko sama bopp ñëpp laa ko defal ne Sénégal moom ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom waaw mënu ma woon def neen lu may nii jërëjëf jërëjëf heureusement que fi ngeen ma doon xaar yéen ñi ma xam fa ngeen ma gis ku ma xaar feneen tam yaa xam mais man daal fi ngeen ma doon xaar te ngeen yaakaar ne fa laa jëm heureusement ma jëm fa waxal ma sama tante ne ko maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant seede yi rafet na jërëjëf jërëjëf jërëjëf